juróomi waxtu yu toftal ay simili jot na seen télévision Thiès TV ñu dikkal leen ci li gën a fës ci xibaar yi ni ñu koy defee bëccëg bu jot bataaxal bi nga xam ni mooy bàyyeekoo foofee ca ministère de la santé des na ci ñëw ci biir xibaar yi gën ko yaatal buñ ca noppee dem foofee nga xam ni mooy xodde ba di loole nga xam ni moo fa xew nekk démb immeuble boo xam ni moo daanaka ci kaw ñi nga xam ni ñoo dañ liggéey des na ci xuus ci biir xibaar yi buñ ca noppee ànd ak waa jànkeen production ci taxaw googee nga xam ni ñu ngi koy dox jëme ci l'école yi di leen defal ay formation ginnaaw bu jigéen ñu tollee ci ay jafe-jafe loolee ci des na ci xuus buñ ca noppee toftal ci li nga xam ni mooy micro trottoir bi ñu amaloon ci wàllub loolee nga xam ni doon nañu toj seen i kër foofee ca Mbourkat ñenn ci askan wi am nañ ko lañ ko gisee xibaar bi ci réew lañ cay toftal ñaari ponk lay doon Afrique du Sud lañ koy dooree toftal ci réew Mali ci kanam tuuti faram fàcce ki salaamaaleykum yéen ñi nga xam ni yéen a safoo teewloo seen i xibaar seen télévision Thiès TV ni ñu koy faral di defee saa su nekk bëccëg bu jot bataaxal bi nga xam ni mooy bàyyeekoo foofee ci ministère de la santé yembo ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci ay bataaxal yu ñu dale fësal di Europe jàngoro ji ba mu tàmbalee ci réew mi ba léegi tey yembo ak alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier wax nañu ni ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay doomi aadama lañ den saytu seen wàll ka wér-gi-yaram waaye nag ñetti téeméer ak ñeent ñoo ci dellu si amee doomi jàngoro ji téeméer ak ñeent ñoo ko am ci wàllu wàllante ñeenti téeméer ñaari téeméer amee ko ci communautaire wàll goo xam ne xamuñu ku leen ko wàllu kumu fii nag ci région Thiès am nañ ci juróom ca ñooñee wax nañu ni ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk féex nañu war a génn l'hôpital yi delluwaat seen i biir kër ci seen i njaboot juróom fukk ak ñett ñoo ci toll ci cas grave fukk ak ñett génn ci àdduna ñu teewlu communiqué bi. asalaamaaleykum. bu ma pare jottali leen xibaaru bu jógee ci ministère bu ñu dënk wér-gu-yaram askan gi professeur Souleymane Mboup dina jokkoo ak yéen ci li ñu jëm a seetlu ci mbas mi. tey bésu alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan wi jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar test yu ñuy def ñetti téeméer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñeent cas contact mooy joto jaxasewu ak ñi amoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé ñaar téeméer cas issu de la transmission communautaire mooy nam ñu jot ci doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu fanweer la ñu nemmeeku ca Kaolack fukk ak ñaar ca Saint-Louis juróom-ñeent ca Guédiawaye ak Touba juróom-benn ca Tivaouane juróom ca Dakar Plateau Mariste Ouakam ak Thiès ñeent ca Diourbel Fatick Mbour ak Vélingara ñett ca Diofior Fann Résidence Kaffrine Kër Mbaye Fall Linguère Sacré-Cœur 3 ak Yoff ñaar ca Almadi Bambey Koki Daara Fass Mbao Guinguinéo Kébémer Kédougou Khombol Liberté 6 Matam Médina Ngor Niakhar Ouest Foire Parcelles Assainies Popenguine Sébikotane ak Thiaroye benn ca Amitié 1 Amitié 2 Bargny Bopp Cité Comico Cité Kër Damel Cité Kër Gorgui Diamaguène Foundiougne Hann Montagne HLM Fass HLM Grand Médine Kër Massar Kolda Koungheul Liberté 1 Liberté 5 Maka Koulibantang Malicounda Mermoz Ndofane Ngaparou Ngexo Ñaari Tali Waagu Ñaay Pikine Point E Rufisque Sangalkam Sacré-Cœur 1 Scat Urbam Saraya Sokone Thilogne Tivaouane Peulh Yarax Yène Yeumbeul ak Zac Mbao ñaar téeméer
ak juróom-ñaar fukk ci ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak ñett malade ñoo ngi réanimation fukk ak ñett malade ñàkk nañu seen bakkan bésu dëmb alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane. mi ngoog mu nekkoon bataaxal bi nga xam ni mooy bàyyeekoo bëccëg bu jot foofee ci ministère de la santé ngir di ñu gën a xamle ak tolluwaayu jàngoro ji ni leen ko waxee ci bopp xibaar yi foofee ca Xodeba am na démb benn immeuble boo xam ni doon nañ ko fa tabax toll ci ñetti étage waaye nag ñenn ci ñi nga xam ni ñooy ouvrier yi nekkoon ca chantier ba bâtiment ba lenn ca bâtiment ba dafa mujjee daanu seen kaw ba am na sax koo xam ni ñàkk na ci bakkanam am ñu bëri amee ci ay gaañu ñenn ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon doon leen dimbali bokk na ci li ñu nakarlu ndax 1h daanaka ba 18h ña nga fa nekk ca ñoom ngir bëgg duñ leen dimbale waaye nag ñàkk nañu ay jumtukaay yoo xam ni rawatina sax waa sapeur ay matériel yoo xam ni daal bokk na ci li leen gënoon a mën a teel a sauver ba ñenn ci ñoom gën a jot seen wér ak seenu bakkan loolee moo fa manqué ci réew mu toll ni Sénégal bokk na ci li ñuy méttitlu ñu teewlu micro trottoir bi nga xam ne amaloon nañ ko ci jamono jooje loolee di am foofee ca Xodeba. waaw li fi xew nag mooy loo xamante ni jéey ju fi am benn bâtiment boo xamante ni moo daanu fii ci Xoddoba nag boo ko déggee mi ngi nekk benn dëkk boo xam mi ngi nekk diggante 50 ak Pout benn usine la boo xamante ni mi ngi tudd 3DM énergie boo xam ne day defar ay poste courant pour Sénélec deuxième étage nag nañ gis benn bâtiment bu nekk deuxième étage bu daanu ci kaw ay ouvrier pour le moment mënuñu xam ñaata nit ñoo dee mais li ñu mën a xam mooy am na nit ñu ci faatu am na nit ñu ci gaañu. waaw tey jii est-ce que lii du càggante ginnaaw gis nañu bâtiment bi ñu ko tabax daal. waaw effectivement càggante la parce que tamit dafa am loo xamante ni ci réew nañ nekk dans un état de droit je pense que en termes d'organisation en termes d'administration Sénégal am nañu moyens yoo xamante ne war nañu mën a contrôler taax yu mel nii ba nga xamante ni nañu respecter normes yi ñu koy tabaxee. parce que bu ñu respecté lu normes yi mooy indi jéey yu mel nii jël sa ouvrier muy taf yi alors que dafa am loo xamante ni dafa war a jiitu dafa tabax boo koy dem ba surtout woon deuxième étage benn niveau bi war nga xool normes yi fer bi ngay utiliser nga xam ko calibrage bi nga xam ko et je pense que sénégalais njàng nañ njàng moomu je pense que l'État doit revoir les services techniques war nañu assister lu mel nii ba ëllëg jéey yu mel nii bañ fay amati ci réew mi. gis nañ ne matériel bi nga xam ne sapeur yor nañ ko c'est pas un matériel adéquat. waaw effectivement ci gis-gis sapeur pompier yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ay jàmbaar nañu mais gis nañu tamit ku ne lañ la jox ngay mën a liggéeyee te actuellement li fi am boo leen xoolee ils sont pas préparés parce que dañu obligé jël ay privé ñu indi seen i grue sapeur pompier war nañu am équipement parce que effondrement bâtiment du lu bees ci réew mi kon nag war nañ leen a équiper ba bu bâtiment daanoo ñu teel a def seen liggéey parce que bëgg nañ def seen liggéey ñoo ngi ak seen cawarte ñoo ngi fi mais amuñu moyens yu ñu ko defee loolu tax état bi war na gën a équiper les forces de sécurité war a équiper les sapeurs pompiers ba lu mel ni bu amee ñu war ko mën a teel a def parce que 1h ba 18h ay nit nekk fi ñu leen di génne te mënaguñ leen a génne te sapeur yaa ngi fi amuñu jumtukaay yu ñu liggéeyee je pense que loolu état bi war na ci gën a góorgóorlu. mi ngoog mu nekkoon foofee ca Xodeba ginnaaw démb benn étage boo xam ni daal na ci kaw yi ay liggéeykat yoo xam ne ñoo nekkoon ca biir noonu la ñuy def ni ñu leen ko waxee woon ci biir xibaar yi dem seeti waa Kajoor Jànken ndax amaloon nañu benn formation boo xam ni boobu ba tey ña nga cay dox waaye nag bi la yoon ña nga ca dalaloon waa école Aynina Fall ak waa école Abdel Kader Ndiaye ci taxawu jigéen ñi ci ginnaaw bu ñu tollee ci seen mbiru jigéen nga xam ni dinañu mën a am ay béréb yu ñuy suturloo defee ko ci anam boo xam ni kenn du leen fa fekk te duñ ci am kersa ci loolu la ñu nekk di ci tàggat xale yu jigéen ñi ci biir l'école yi boobu ba tey ñu teewlu Cheikh Sow chargé de programme protection foofee ca Kader Jànkeen. Aynina Fall sur la GHM c'est-à-dire la gestion de l'hygiène Kolla ñu mën a nekk dans un cadre boo xamante ni danañ mën a suivre seen étude comme il le faut tey nag école bi dafa réunir dafa dajale ñaari école formation dafa dajale ñaari école muy l'école Abdel Kader Fall ak Abdel Kader Ndiaye ak l'école Aynina Fall donc ñaari ñu école yooyu tey ñoom ñoo kenn ku ci nekk da nga envoyé sa benn groupe bi nga xamante ne ni moo leen di wax groupe GHM pour que ñu mën a def formation pour que xale yi seen wàllu bopp yi nga xam ne ñoo nekk ci école yooyu ñu mën leen a saytu surtout mettre leen dans des conditions yi nga xam ne dina leen permettre que bu nu tolloo ci seen gis seen règle ñu man am dispositif bi nga xamante ne nii dina leen mën a accueillir ba nga xamante ne nii dina wàññi seen absence yi nga xam ni ñu koy def ci école yi mais aussi dina leen permettre
ñu nekk ci cadre boo xamante ni bu leen arrivé ñu mën a toppatoo seen bopp comme il le faut. C'est la raison pour laquelle tey ñu associé ci formation bi communauté bi, à savoir les imams, à savoir les délégués de quartier, à savoir également les enfants eux-mêmes, mais aussi le corps enseignant, parce que la question de l'hygiène des menstrues dafa war a nekk une question boo xamante non seulement qui doit être traitée au niveau de l'école, mais aussi au niveau communautaire, parce que dans la planification des activités à mener au niveau de cette école, il dina leen permettre ñu mën a prévenir ci yenn maladies, surtout les maladies infectieuses, mais aussi dina permettre école bi ñoom it bi ñu defee sensibilisation bi xale yi aussi mën a xam naka la ni mën a entretenir seen bopp, mais aussi entretenir seen toilette. C'est dans ce cadre-là même il y a eu de la réhabilitation des blocs sanitaires destinés à la. mi ngoog mu nekkoon Cheikh Sow chargé de programme protection foofee ca Kader Diankéne ni ñu leen ko waxee woon ci boppi xibaar yi ginnaaw loole nga xam ne moo xewoon ca Mbourkat di toj gi nga xam ne doon nañ ko toj yenn ci ay kër yoo xam ne ñoo fa nekkoon wàccaloon nañu leen ci tali bi def micro trottoir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di askan wi kenn ku nekk ci ñoom naka la gisee mbir moomee waaye ñi ëpp ci doomi aadama yi nga xam ne daje nañu ak ñoom la ñuy ñaawlu mooy béréb boo xam ni yoon reconnaître ko benn yoon anaka naka la ñu mën a seetaanee ba yenn yi nga xam ni ay jumtukaay la ci nguur gi daal di fay tàbbi bi maanaam ndox mi wala courant bi loolee lépp ñu koy seetaan donte sax ci guddi gi lañ daan amal seen i liggéey réew mi am na yoon te am na ñoo xam ni ñoom la ñu dénk ñuy saytu wàll wu ni mel ñu teewlu. déggalul ndax bu ne amuloo kay da ngaa fàkk dëkk wax dëgg yàlla yonent bi du moomeel ke bàyyi woon nga fàkk dëkk itam mu indi la fa courant ni ñu ko waxee man dem moo fa damaa dégg boo amee courant day daal di dalal sam xel waaye loolu lépp comme amoon na ay réaffectation bala ñuy fab di toccalu kenn ñu jéem a seet nañuy ñëw ji doole bu leen di jox ay lettre réaffectation wax dëgg yàlla booy saraxee ka gën a sonn ngay sarax. ndoo fa comme ñoom mi nañ tooloon dëkk fa. xaw ma solution bi mooy autorité yi taxaw seen taxawaay maanaam buñ ne fii kenn du fi tabax ñu fexe ba kenn du fa ñëw di fa tabax jar na sax ñu tëj leen prison mais ñu bañ a tabax waaw man de loolu laa xalaat. baaraam maire yi. mais maire yi beeg état beeg ñëpp laa dut baaraam parce que mënoo yow non dafa métti dafa ma métti lool billaay wallaay parce que da ngay gis góorgóorlu xamoo fu jëlee xaalis bi da nga taaba amoo kuy liggéey sa kër nga nekk un père de famille pour nga reer sax da ngay togg añ tibb reer nu fekk sa kër di ko daaneel ko ku méttiwul nga xam ne doo jul. mais non c'est des gens yoo xam ni dégg nañ ñii dañoo ñëw am na ñoo xam ne dañoo fàkk rek dëkk mais c'est quoi ça si ban dëkk lañ nekk certes métti na mais de scotch li mu wax mooy kon affaire bi yaa anguille sous roche am ñoo dañ delloo ñenn ñi peut-être que bu leen mayee sax ba jàppale leen comme ni ñu defoon avec les militaires là mais tant mieux ñun ñëpp la comme ni ko mon prédécesseur la waxee affaire bi jënk bi métti na nañu xalaat ñi nga xam ni vraiment dañoo defoon effort xëy na am ñoo xam sax dañ leen woo jaay leen te xamuñ ci dara innocent waaw des fois ñu bari julee leen ci dugal waaye par contre nag am na ñoo xam ne ñoom vraiment dañu ñëw rek fakk waaw dëkk ndax ñoom ñëw ci ëpp de doole nag ñeneen dëkk waaye ñu xooli feneen fu ñu dëkk mais benn instant bi métti na ñun suñu dëkk bi mooy loolu même corona bi sax dama ci ñëw dañuy bàyyi ba affaire bi ëpp loxo instant population bi ñooy de plus ñooy subir conséquence bi corona bi bañu commencement bi départ fi woon Chine la jóge woon même ba mi ngoog mu nekkoon micro trottoir ci coow li nga xam ni moo am foofee ca Mbourkat gis-gis yi daal di cay wute loolee yem bokk li gënoon a fës ci wàll gu njëkk ci xibaar yi noonu la ñuy def daal di soobu ci xibaar yi biti réew ñaari ponk lay doon. xibaar biti réew yi ñaari ponk lay doon dañu koy dooree foofee ca pays réew Afrique du Sud wax nañu ni ñoom ñi nga xam ni jàngoro ji bokk na ci réew Afrique yi nga xam ni jàngoro ji Covid 19 bi ñoom la gën a laal wax nañu ni daal xam naa ni jaaxle nañu lool ba tax na bëgg nañu seen i vaccin daal di yegsi ci njeextalu weeru janvier bi nga xam ni ci la ñu nekk wax nañu ni it bëgg nañoo vacciner fii ba at mi jeex lu toll ak ñeent fukk ci ay millions yi doomi aadama yoo
xam ne ñooy yeewoo ca bopp réew ma ndax kat jàngoro ja ñi nga xam ni ñoo cay loru di ca ñàkk seen bakkan saa bu ñu xëyee dee gën a bëri ña nga xam ni it day àllawteku di yegsi ca ñoom ñu cay tëdd di ca woppee ba cay sonn loolu it day gën di yokk saa su ne ba tax na daal sàkku nañu ci vaccin yooyee ñu daal di cay jot ca na mu gën a gaawee bataaxal ba nag ma nga tukkee ca ñi nga xam ne ñoo yor baatu gouvernement ba wax nañu daal ci biir weer bi incha allah rabbi dinañ fexe ba vaccination yooyu daal di yegsi foofee ci Afrique du Sud noonu la ñu def daal di soobu ci réew Mali ndax ki nga xam ni moo di njiitu réew ma nga xam ni ginnaaw ba waaye fipp yo jëlee réew ma teg ko seen loxo ñu jëkk ab diir daal di ko koy jébbal moom Bax Ndaw wax nañu ni demoon na foofee ca France Emmanuel Macron di njiitu réewum France daal di ko fay teeru ñu waxtaanee li nga xam ni moo di sommet G5 Sahel nga xam ni moo fas yéene am ñetti semaine ci kanam bi maanaam le 15 ak le 16 février foofee ca Niamey ca Tchad ginnaaw ba mu recevoir rek nga xam ni moo di njiitu réewu Tchad di Idriss Déby ak ki nga xam ni moo di njiitu réewu Nigéria di Mohamed Issoufou ak ki nga xam ni moo di njiitu réewu Mauritanie di Cheikh Eld Ghazouani foofee ca pays réewu France ba nu fa teewee nag bokk na ci ñi nga xam ni dalal nañ leen foofee ca palais ba ñu fekkoon ñu leen di xaar di ministre française des forces armées di Florence Parly ak ki nga xam ni moo di Jean-Yves Le Drian di patron diplomatie française ñoo leen doon teeru ànd ci ak ki nga xam ni moo di njiitu réewu France di Emmanuel Macron lii moo gënoon fës ci xibaar yi biti réew yi ña ngay jaajëfal bu baax a baax ba papa ji ci taxaw gi ak ki nga xam ni moo di soxna Awa Fall ci caméra gi ci kanam tuuti des na leen bàyyi ngeen wéyandi ak programme ci bi jaa ngeen jëf